man nag joxe naa sax ay xalaat àgg naa ci ni imaam yi ñoo waroon a mànkoo ni fukki député yooyu def loolu buñ faatoo dañoo leen a war a boycotté kenn waru leen a julli waaw moom loolu radicalul doo radicalul waaw radicalul parce que gis nga Abdou Khadir diine daf ci am loo xam ne mën na ko maslaa am yoom du ko maslaa diine bàkkaar yi dox sa digganteeg sa borom kooku heure boo jógee pour tuub yàlla da lay baal boo tugee tuub matal charte yi comme niñ ko waxee wa shurutu tawbati an nadamu ala ma faata wa niyatu an laa yauda ila zambin fi ma baqiya min umur yi na ko borom Laxdari waxee nga matal charte tuub yàlla moom huwa al ghafuru rahim kooku amul problème bàkkaar yi dox sa digganteeg nit ñi kooku yaa ngi moom yéen a koy lijjanti te mën nañoo jël ci say tiyaaba yow fayee ko ki nga tooñ waaye dafa am bàkkaar yoo xam ni crime la ci ab société mooy lu mel ni lekk riba ci la bokk yàlla dañu képp kuy lekk riba man yàlla attaqué naa la guerre. muy wàllu détournement yi. détournement waaw yooyu képp ku koy def ci société bi dañ laa war a boycotté. boo jaree boo dee ñu teg la bañ laa jullee da koy jar bu weesoo mbirum góor jigéen nag ñëpp nangu nañ ni ay crime lañ alxuraan moo leen tuddee al mujrimuun ay crime ngeen ay bandi ngeen. ba ci bible bi sax. waaw alxuraan parce que alxuraan ak bible réeroowuñu. bible ak alxuraan ñoo bokk lu ñuy wax. alxuraan dafa ñëw pour mottali téere yi fi nekkoon yépp kon mbirum góor jigéen képp ku koy dooleel peuple bi dafa war a am courage xool bëtu ni la yow yaay noonu peuple bi. ci dooleel boobu imam gis nañu sax ay ñoo xam ne nee nañu dañuy ay nitu diine lañ. ñoo xam ne position yi ñu am daal dina pousser peuple bi ñu am benn ñu posé wu ay questions. si réaction yooyu ñu am. envers défense bi ñuy def ci homosexuels yi. Est-ce que loolu aussi ça ne pose pas problème bu fekkee ne ñoo xam ne peut-être diine daf leen jox nopp wala peuple bi askan wi. rawatina ñi nga xam ne dañoo am ngëm-ngëm jox leen nopp. ñu am beneen argumentaire bu ñu jox mu mel ni dafay orienté wu ci défendre homosexuels yi. Est-ce que loolu ça pose pas problème aussi. non ça pose problème. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax benn xadis bu am solo nee na al mar'u ma'a man ahabba. al mar'u ma'a man ahabba. nit ku nekk ka nga sopp yowmal xiyaam moom ngay nekkal. parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am saxaaba boo xam ne daf ko bëggoon lool. bi mu demee bis mu ñëw ci yonent bi ni ko man ni ma la soppee ni ma la bëggee su ma demee ba gisatuma la nu may def. yonent bi ni ko al mar'u ma'a man ahabba. nit ku ne ka nga sopp fu mu taxaw yowmal xiyaam fa ngay taxaw. loolu liñ ciy jàngee ci xadis bi mooy nit ku ne ka nga bëgg moom ngay àndal. ñi contre góor jigéen mooy ñi bañ góor jigéen. ñii defi pexe pour ñu góor jigéen am jàmm. mooy ñi ànd ak góor jigéen. buñ naxante ñaari voies yi ñoo fi ne maanaam sàmm jikko yi ak sànq jikko yi. sàmm jikko yi li leen tax a jóg mooy góor jigéen day yàq jikko yi nañ fi jóg. sànq jikko yi mooy na góor jigéen yi am jàmm. jikko yi yàqu. jikko yi yàqu parce que àdduna ñaari parti yooyu ñoo fi mos a nekk. xizbullah ak xizbu shaytaan. boo déggee alquran wax nag ala inna xizballahi humul muflixoon. yaa ngi dégg. maanaam ñi ànd ak yàlla ak ñi ànd ak iblis. buñ naxante beneen parti amu fi. ñi ànd ak yàlla nag mooy ñi nga xam ni toujours vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable. ñooy ñi ànd ak yàlla. ñi ànd ak iblis nag contraire bi la ñuy def. ñoom dañuy tere lu bon dañuy tere lu baax di digle lu bon. ñi ànd ak yàlla di tere lu baax di tere lu bon di digle lu baax. yaa ngi dégg parce que loolu alxuraan moo ñu ko wax. yàlla nee na yéen xeetu yonent bi li tax ma tànn leen ngeen nekk meilleure communauté condition bi lenn rek la mooy vous ordonnez le convenable vous interdisez le blâmable.
mooy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar. yonentu saay sallam firi aaya jooju ni bu ngeen nekkul moom laa wax sànq sama commencement wax ni yéen xeetu yonent bi atamuruuna bil maarufi wala tanhawna anil munkar aw la yusallitanna allahu alaykum shiraarakum fa yaddu xiyaarakum fala yustajabu lahu na ngeen nekk xeet wam da ngeen di digle lu baax di tere lu bon bu loolu amul yàlla dina wàcce ci yéen musiba ay malédiction divine yoo xam ni bu ñëwee ñi ngeen gën a fonk ci seenu xeet bu ñu ñaanee du nangu. kon képp koo gis muy digle lu baax di tere lu bon ba jàppal xel ni jullit xàq na ngi ni keneen koo gis muy dooleel mbiru yàlla maa muy astafurlah muy dooleel mbiru iblis bàyyil xel ni dafa bokk ci ambassadeurs yi iblis yi ak ku ko mën a jur nag parce que Sénégal tam il faut ñu nekk nit am na ay doomu yonant yu dem safara loolu mu ngi ci kaamil bi parce que yaa bunayya irkab maana wala takun ma al kaafiri loolu alquran la kon doomu sëriñ mën naa dem safara du événement bu dee dañ lay tuddee doomu sëriñ taxul nga nekk sëriñ ku mel ni Ahmed Niass Almed Niass sax laay wax man tur yi du ma ci jaar Almed nga xam ne taal rek lay def waaw Almed Ahmed la de waaw man maa ko tuddee Almed Almed mooy kuy taal Ahmed dafa sell sëñ bi Ahmad yaati min baadi ismuhu ahmadu kooku alquran la ahmad ku ko xam doo ko tuddee nit koo xam ni day fekk hadis authentique boo xam ni ñëpp dëppoo nañ ni wér na alalu àdduna tax nga taxaw ni wérul ban la ci exactement mais hadis bi yonent saai sallam wax ni man wajadtumuhu amala xawma luutin képp koo xam ne fekk nga jëfi xaw mu luut yi lañ daan def képp ku ko fekk yonent bi saa dafa ne faqtulul faa'ila wal maf'ula bi na ngeen ko rey moom ci boppam ak ki mu ko doon defandool Ahmed Niass luut mooy ki ngi jànkonteloon ak góor jigéen yi mooy yonent bi jamonoonte woon ak góor jigéen dinaa ci ñëw loolu xadis la boo xam ni am na ñoom biñ koy mokkal primaire la lañ nekk ñëpp nangu ni xadis bu wér la Ahmed Niass ni wérul te indiwul benn téere kooku kan moo ko mën a defati jullit dama bëgg ñu waxtaan rek naturellement man ruus naa toog fii di fen parce que mais képp koo xam ni yow lépp lu baax lu ñëpp dëppoo yow nga wax le contraire fekk xadis authentique bi boo xam ni wér na nga ni ñu ko wax dañuy fen xadis bi wérul te loolu du c'est la première fois dafa mel ni parce que dafa màbb benn ponk ci l'islam parce que dafa l'islam boo fekkee xadis wala aaya alquran bu wér nga dajji ko génn te amoo argument boo ko teg bu doon def koo ta'wil sax ñu ni d'accord mais dañuy wérul kooku képp ku ni jullit nga yow doo jullit yow ak ku la mën a jur nag parce que buñ naxante murtad am na nit dina dugg ci l'islam murtad ndax intérêt àdduna te bu doon c'est la première fois yow mus nga fee gis réew mi ñu fiy xeex lu baax ba Ahmed Niass ànd ak mbooloo mi heure bu fu mbooloo ma nekk moom day ber aw yoonam te loolu yonent saai sallam moo wax xadis bu am solo boo xam ni dama bëgg ñu taxaw ci mu ne laa tajtamiu ummati ala dalala ay ulamaaw ummati mu ni sama fóoréew xeet duñ daje ci réer maanaam xeet wi majorité bi duñ daje ci réer mukk l'islam dafa am ponk bu ñuy tuddee al ijma ijma mooy li boroom xam-xam yépp dëppoo kooku boo ko dajjee génn nga ci l'islam te amet ijma lay dajj day fekk lu boroom xam-xam yépp dëppoo nga xam ni kenn werante wu ci mu dugal ci dut wane ni ñooñu xamuñu dara dañuy sosal yonent bi loolu képp ku la dugal ci l'islam yéefar la moom ci boppam yaa ngi dégg buñ naxante Cheikh Omar Diagne nee na ko yow franc-maçon nga ba léegi tontuwu ci Cheikh Omar Diagne nee na ko yow man ku ma ni woon franc-maçon nga ma génn ni du ma franc-maçon wane preuve yi wane ni du ma franc-maçon mais ba léegi nanguwu cee tontu. est-ce que bañ polémique taxul mu noppi wala. non waroo bañ polémique jullit sa baay di Khalifa Niass nekkoon ponkalum wàlliyu nit ñi nawoon ko ci xam-xam ak lu baax
yow ñu lay jiiñ franc-maçon nanguwoo cee wax loolu luusi na mon frère man ku ma jiiñ franc-maçon moo wane ni du ma franc-maçon teggi tuuma mais ba léegi nanguwu cee wax te li ñu xam ci franc-maçonnerie mooy da ngay génn ci l'islam bu yàgg duggaat ci l'islam pour yàq ko kon li muy def nag di napp nit ñi ak di leen tiital loolu da koy def yambar yi wala ñi nga xam dañoo am complexe